asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dal leen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg gi ñu door ko ak li ci gën a fës mu bokk ci ubbi tekk l'école bi nga xam te ni dañu ko fomp mu fële ca Prytanée militaire ndax nag coow la nga xam te ni juddu na fa mu tolloog fukk ak juróom benn ay jàngalekat ci seen juróom fukk ya daal nañu leen dàq tax nag ba jàngalekat yi jamono ji ñu nga sa kon xeexoo gu métti ak ñi nga xam te ni ñoom ñoo di kon seen ay njiit sàkku ci njiitu réew mi mu daal di ci wax jamono jooju ñu ne ubbi tey jàng tey ci yenn ci bërëb yi nga xam ne ñu ngi ci l'école ci banlieue bi du fa mën a am ndax nag fële ca fi nga xam ne nii moom mooy banlieue bi gis nañu fukk ak juróom-ñaari ngi nii ci ay l'école yoo xamante ni jotuñoo ubbi ndax nag ndox maa nga fa fees dellu suñu naataangoo nañ ci ànd ak moom léegi-léegi ñu wax nag ci palu ki nga xam ne moo di Amadou Lamine Dieng ci bopp li nga xam ne moo di IPRES ñi nga xam ne ñoo di syndicalistes yi ànduñu ci gis ne daal moom mooy mi nga xam te nii daal nañu ko fal jamono ji jotoon na ñu daal di wax ak ñoom ba noppi doog a def lu ni mel nañu leen teewlu ku ci mel ni kon njiital CNTS FC di Cheikh Diop yëkkati na ci ay kàddu ci biir jotaayu xabaar nañu ko teewlu toftal ci xibaar biti réew tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Gomis maa ngi lay nuyu. waaw Fatmata Seye maa ngi lay fay. la moo gën a fës ci xibaar biti réew yi. tàggat yaram. coow ci wàllu football coow diggante génération foot ak Zamalek bu Égypte ci match boobu ñu ne woon dajee ci match retour. te mujjeewul antu kii di génération foot mu ne du dem. fu mu nekk ni nag leer na parce que waa génération foot ñu ngay dem fii Mbaxane doone benn. waaw kon nag ca TAS tribunal arbitral des sports. foofu la jëm dinañ ñëw tamit ci li nga xam ne mooy Ziguinchor commune ba mu ngay jàppale ndaw yi nekk foofu di yëngatu ci wàllu tàggat yaram loolu yëpp daal xam naa ne fii ak fukki simili ak juróom rek dinañ ci ñëw gën ko yaatal. kon ci kanam tuuti nañ la xaar toftal ci li nga xam ne mooy li ci yéen kaay yi daal di yëkkati jotaay bi léegi ñu dugg ak yéen ci faram-fàcce gi. dañu koy door ak xibaar bi nga xam te ni mu ngi jóge ca Diourbel foofee nag ab benn détenu la ñu daal di fekk mu daal di faatu tey jii ca fi nga xam ne moo di maison d'arrêt et de correction bu Diourbel waaja nag mu ngay wuyoo ci turu Moussa Gaye ay atam toll ci ñeent fukk ak juróom benn moom lii di ab néewam daal nañu ko jël jamono ji yóbbu ko l'hôpital régional bu Diourbel dinañ ci ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo ak suñu naataango Mamadou Matar Sarr foofee ca kon Diourbel la ñu wax nag ci tabbu yees nga xam te ni tabbu nañ ko kii di Amadou Lamine Dieng ci nekk kon njiital IPRES fu mu ne nii mbir lu ñëpp ñoo sa ànd ñu ci mel ni waa CNTS FC kii di seenub secrétaire général di Cheikh Diop moom daan na ci yëkkati ay kàddu gis ne rafetluwul boobu lépp kon décision jógee ci nguurug Sénégal ndax dañ ko waroon waxtaanee ba noppi moom moomee di kon Cheikh Diop nee na ay moom ak ay ay ñoñoñ kon dinañu daal di jokk xeex loolu nga xam te ne moom moo di mbir mi Cheikh Diop jokkoon ak téléphone ak Mamadou Dieye. président bi tey dafa conseil des ministres bi passé dafa jël décret d'autorité changer directeur général bi te loolu daawul am xamuñu nag lu tax mu def ko waxul ak partenaires sociaux yi waxul ak syndicats yi waxul ak patronat bi jël na décision d'autorité te li tax ñun mbir bi jaaxal ñu mooy texte IPRES yi dafa wax ne conseil d'administration mooy nommé directeur te bi ñuy nommé directeur du benn yoon du ñaari yoon def nañ ko dañuy def appel à candidature sénégalais yi jàpp ne war nañ mën a diriger institution bi def seen candidature ñu analyser ko ci conseil bi décider jël le meilleur candidat dénk ko institution bi loolu daan doxe caisse de sécurité sociale comme IPRES moom la ñuy wax autonomie de gestion boobu nag li tax ñun ñu jàpp ne kenn waru ko jël ci suñu loxo jàpp nañ ne loolu mooy garantir pérennité institution sociale yi tey jii chef de l'État doxale na ni waxtaanu la ñun xamuñu lu tax mu def ko ñu ngi xaar di déglu jàpp naa ne classe syndicale dinañ daje waxtaan pour xool taxawaay ban lañ war a am ci situation bi parce que amoon na fi waaye taxawoon nañ taxawaay bu nga xam ne delloo siwaatoon nañ ñu suñu prérogative lii ñuy laaj nag
et combat la bu nga xam ne dañ ko mës a mëne ba am ko ba mu nekk ci texte yi changé gu ñu texte yi njiitu réew mi doxal li mu doxal ni te xamuñu lu tax il faut que ñu gisee waxtaan ci loolu mais méngoowul ak texte yi parce que texte yi dañoo wax ne conseil d'administration ñooy nommé directeur te ni ñuy nommé directeur leeral nañ ko ba mu leer procédure la bu nga xam ne dañ ci war a jaar même bu état bi amee candidat dañuy def appel à candidature bu candidat wu état bi jàll muy loolu bu Sénégalais bu bëgg a def bu bëgg a participer également participer. IPRES fu mu nekk ni kon coow la bari woon fa ba ay soppite daal di fa am ñu daal di fa jëlee ki nga xamante ni moom moo di Mamadou Sy Mbengue nga teg fa kookee nga xamante ni moom mooy kon Amadou Lamine Mbengue daal di nañ fi fu mu nekk ni nag fu mu ne nii nag ñi nga xam ne ñoo di retraité yi nag rafetlu loolee nga xamante ni moom moo fa am jamono ji gis nañu ne daal mbir ya war na daal di indi loo xamante ni saafara lay doon si ñoom ndax nag yàgg nañu di daal di jàmbat li nga xam ne moo di seen i jafe-jafe moom Khady Diéry Fall moon seeti leen ci presse gannaaw bañ fa njoxtee ay coowop luubal lu tollook 200 millions ci suñu koppar jaaxale ko ci ay ticket restauration ñu nemmeeku fa nag teggi buñ teggi ci boppam kër googule di IPRES Mamadou Diagne Sy Mbengue retraité bi lee nag moom di rafetlu dogal boobule. yi ma koy def yéex na sax yéex na def parce que ñu ni à la retraite amuñu dara ñu nga gis kii ñii ay 30 000 ñii ay 40 000 ñii ay 20 000 pension amul Sénégal tour moo fi nekk Mauritanie sax moo dakk pension kon bu ñu ko fayee ko rek nga jooy mun nga fay sa courant. góor gi le nag di ñu xamal ne ñu ngi xaar lu bëri ci directeur bu bees bi lee di Mamadou Lamine Dieng. li ñu xaar moom mooy mu fexe ba li fi jëlee waajale mu bañ ko def mu am rigueur au niveau de l'IPRES hôpital au niveau de Bel Air seen sant nekk foofu ñu am fa rigueur parce que dafa am benn laisser-aller boo xam ne moo fa nekk kon nañu mën a dimbali pension bi xaw a jóg tuuti. naataangoom retraité mbile di gis moom tamit lu ni mel. loolu am na moom loolu dafa am moom loolu moom dafa am moom wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne dund si kaaka ñuy retraité seen xaalis moom wax dëgg yàlla moom sa bala ñu jot dañu am problème carrément dañuy sonn trop ñu ci am yaakaar rek mais am nañu yaakaar daal ne xëy na dina soppeeku mais daal ñu nekk si yoon daal rawati bët daal. ci fan yi ñu génn nag donte sax kër gi lee di IPRES mu ngi doon am ay coow yu fay juddu ka fa nekkoon ñu jëlee ko ca bopp ba teg fa keneen ñi nga xamante ne bi ñooy retraité yi ñoom ñu ngi am yaakaar ne dina indi ay coppite yu nga xamante ne bi dina doon lu ñoŋ ci ñoom. Mame Khady Diéry Fall jamono jooju coow daal di juddu ca fi nga xam te ni moom mooy di Prytanée militaire ba nekk fële ca Ndar Géej fu mu ne nii nag lu tolloog ko fukk ak juróom-benni jàngalekat a ngi nii ñu jëlee leen ci juróom fukk yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci boobu lépp bërëbu jàngukaay seen ay ñuñ nag fu mu nekk ni mbir yi naqari na leen loolu ba tax na daal nañ ci yëkkati seen ay kàddu sàkku nag ci njiitu réew mi mu daal di ci jóg laata mbir yi di ëppi loxo kii di Cheikh Mbacke moo yore seen kàddu ñu teewlu ko ak Gabriel Baax bi. sunu taxawaay tey taxawaayu jàmm rek la doxu jàmm la école bu ñuy jàngale mu di Prytanée militaire de Saint-Louis temps yi dafa xaw a nekk ci xat-xat ci fitna man nag boo gisee ñu jox ma kàddu gi c'est que peut-être man dama bokk ci ñu fa gën a yàgg boo leen jëlee Prytanée militaire mu ngi nekk sa camp bu ñu tuddee camp des Momar Gari camp boobu ñetti chef de corps ñoo fa nekk ñaari ñetti kilifa yi militaire ñetti kilifa yu leen di tuddee naturellement commandant am na leen ñu mooy wooye ma wax leen ne rek man muy wax ñaar ci commandant yooyu ñett yi ñaar ci ñoom kenn ki jàngal naa ko kii commandé Prytanée bu muy ne élève maa ngi woon Prytanée du ma def daanaka fanweeri at ci école ma toog tey di taxaw pour yàq école boobu bañ école boobu nekk ci fitna loolu moo tax ma ànd ak sama morom yi pour ñaan woon ñëpp ñu xam luy gëddu Prytanée ci mbirum jàng ci réew mi ci mbirum jàng ci Afrique ci mbirum jàng ci foo xam ne weesu na Afrique ne dinañuy jël ay doomu tubaab leen formé ci Prytanée ñu leen jàng ñu jàpp ci ndax dal dellu ci école bi ñu mën a def ni ñëpp dellu ci classe yi ñu dégg loolu moo sabab sunu taxawaay yi tamit jafe-jafe jooju mooy dañu am ay gàllankoor yu nekk suñu diggante ak administration bi ak ci biir administration bi lu tax ma ne ci biir administration parce que fu mu nekk nii tey gii ñun professeur Prytanée jotaguñu suñu emploi du temps
bon nag ñun bokkatuñu si ubbi tey jàng tey. kon ubbi tey jàng tey tamit ñoo ca bokkul mooy ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ca banlieue ba fukk ak juróom-ñaari école a ngi nii nee nañu ndox ma dafa fees dell ak ndox di xibaar yoo xamante ni suñu naatangoo Théodore Semedo moo ñu ko indil nañ ci ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo. ñu dem ca ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca HLM bu Tëngéej ñoom nag fu mu nekk nii la leen sonal moom mooy kon li nga xam ne nii moom moo di yoon yu bon ak ay dëkkuwaay yoo xamante ni màggetaay ba jéggi na dayoo ñoom ñoo ñeekoon di waa HLM nag nee nañu seen ay njiit dañu leen du mooy te jot na nag ñu daal di leen jàppale ndax nag fu mu toll nii jéggim siraat ga métti na loolu dugg baak génn ba ndox ma di fees dell ci yenn ci ay gox kii di Mamadou Lamine Camara moom la ñuy teewlu ay kàddoom ak Najib Sagna. Problème par exemple de l'éclairage. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que cette route qui quitte le rond-point des HLM jusqu'à Clinique Nabi par des éclairages. Mais l'éclairage, depuis presque 8 mois, 1 an, l'éclairage tàkkatul. Favoriser des agressions yoo xam ne ça ne se passe plus aux environs de minuit mais c'est des agressions yi am à partir de 20h 21h la route proprement dite bi jóge buntu HLM ba rond-point Clinique Nabi oto yi buñ fiy jaar dañ fiy jaar comme si toutefois dañu nekkoon si autoroute à péage des doublements yoo xam ne yi ku ne di doubler nu mu la neexee le dernier problème mooy les égouts HLM autant dañu amoon passage eau pluviale am passage eau d'égout mais avec les nouvelles constructions yi am en amont fële ci kaw il s'est trouvé que ni ñoom ñëpp dañ leen branché dans nos égouts toutes les eaux pluviales sont branchées dans nos égouts ce qui fait quoi que ni les eaux pluviales day ñëw yéegal nos eaux de fosse génne ko ci kaw tali bi donc HLM en période hivernale pour nga jaar fii c'est la croix et la bannière. ñu dem nag ci njabootuk ki nga xam te ni moom mooy dem si yàlla si Alassane Ndiaye njaboot ga nag nee nañu dañ leen a bëgg a xañ li nga xam ne nii moo di seen ay suuf fële ca Dalifort ndax nag gis nañu ne ñenn ci ay woy politique ñu bokk APR ñoom ñoo bëgg ñëw jaay leen doole jël seen ay suuf te ñoom nee nañu duñu ko nangu di sàkku nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit ñu jàppale leen ñoom sax nee nañu dinañu porter plainte kii di Yoro Ndiaye moo yore seen kàddu ñu teewlu ay kàddoom ak Théodore Semedo ñuy wax ne élément bi yembagul du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci nu mu gën a gaawee jóge fa daal dem nag sa dëkk bu sell ba di Touba foofee nag doon nañu fa ab liggéey boo xam te ni jëmale nañ ko ci li nga xam ne nii moom mooy di wàllum ñàkkum kaaraange gi ñu xeex ko mu jóge fa door ko nag ci ay audience foraine yoo xam te ni municipalité bi ñoom ñoo lëkkaloo ak président bu tribunal départemental bu Mbacké ba daal di ko jagleel askan wi ndax bëgg nañu daal képp koo xam te ni foofu nga juddoo ak fa nga dëkk daal di mën a yore këyit woo xam te ni dina mën a firndeel ca bokkum boobu lépp dëkk ki nga xam te ni moom moo ci yëkkati ay kàddoom di kii di kon Mamadou Matar Sarr daal dina jokkoo ak ki nga xam ne ni moom mooy Abdoulahat Ka ñu teewlu ko. président tribunal département bu Mbacké moo doon woote tey ngir waxtaan ci audience yi nag daf ko privilégié troisième âge yi nga xam ne ñu bari dañuy dem seeni doom dañuy dem bëgg kayit ñu ne dem ci ndeyam ne ko ñu ne ko indi sa kayitu ndey wala sa kayitu baay mu ne sama yaay amul kayit wala sama papa amul kayit te mu bari lool ci xale yi war a dugg école ak xale yi nga xam ne war nañoo am ay dossier pour seen carte d'identité ñàkkum kayit fi la insécurité tàmbale parce que boo yoree te ñaar fukki nit juróom-ñaar yi am kayit fukki nit ñett amul kayit doo ci mën a identifier kenn te léegi Touba dafa ubbiku buntu yi dafa yaa mbooloo mi dafa bari te lépp ci quartier yi lañ dëkk te quartier yi ñi nekk origine yi yëpp xamante nañ waaye complexe dafay am des fois ci africain loolu nag gis kër goo xam ne wóor na la ne fee ñu ngi fay dugg ko génn xamoo lu mu nga naan kee de bu ma ko waxee dañ may mere dañ may lii loolu ci lañ leen doon sensibiliser wax ne kenn ku ci nekk quartier bu ci nekk nañu daje ña fa nekk xamante nañ di xool suñ gisee luy defar quartier bi ñu encouragé ko suñ gisee loo xam ne lii luy yàq quartier bi la ñoom ñëpp ñu ànd dénoncé ko xeex ko pour loola jóg ci quartier ba wala ñu wax ko autorité yi mën cee dem intervenir fa ngir mën leen a tegaat ci sécurité loolu daal moo doonoon solo si ndaje mi tey. dañuy des Touba ak wàccaayu màggal gi tax nag ba UCG ñëw jàppale askan wi ci li nga xam ne moo di set setal gi may leen ay jumtukaay yoo xam te ni comité d'organisation bi dinañ ko mën a kon jëfandikoo ci bés yi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllum set setal foofee ca Touba ñi yëkkati ay kàddu Mouhamed Ndaw ak Ousmane Ndaw ñu teewlu leen ak Mamadou Matar Sarr. projet bi dañ ñëw rek remettre petit matériel bi ñu indi ak matériel lourd pour opération de nettoiement yi ñuy def dañu ñëw nag tey
ànd ak suñu partenaire bi di Sonatel pour indi loolu moo ñu fi indi pour préparer màggal bi matériel bu am solo la nag dañoo yokk doole bi yokk kàttan bi lépp rek pour ñu jàll ci màggal bu baax bu réussir loolu doon moo doon suñu tànk bi petit matériel comme ni ngeen ko gisee quantité yu assez important matériel lourd camion yi nga xamante ne moom la ñuy soxla yëpp ay t-shirt ay casquette pour ñi nga xam ne ñooy nekk ci terrain bi ñu bañ a naaj bi bañ leen sonal loolu moo ñu tax a ñu lëkkaloog ñoom pour jàppale la ville de Touba jàppale naka bugg setal dëkk bi balaa màggal bi di egsi setal dëkk bi bu màggal bi jeexee partenariat boobu nag moo tax tey jii ñu ñëw remettre cet important lot de matériel pour permettre aux populations, à tout le monde de s'occuper de cette ville sainte, ville bu sell bi loolu daal moo doon suñu ñëw fii tey di xalaat nag ne ko opération yi dina démarrer et que population yëpp dinañ ci jàpp ba nga xam ne bés ba bu pèlerins yi ñëwee dinañu gis dëkk bi sell. yoon wu naqari ak ni nga xam ne moo di ndox mu sell mu ñuy naan ab bërëb boo xam te ni dañu fa mën a fajoo looloo jaaxal askan bi nga xam te ni jamono ji ñu ngay yeewoo ci dëkk bi ñu naan curang askan woowee nag daan nañu porox ndollu ci seenu ziyaara daal di fa fësal yooyu nga xam ne moo di ay jafe-jafe di sàkku nag ci njiit yi ñu daal di leen ciy jàppale Oumar Kayre. dëkk bii di curang ak li ko wër di fàttaliku seen kilifa diine gi di El Hadj Alpha Ka gannaaw ba mu génnee àdduna boobeek léegi toll ci fukki at ak juróom ñu amaloon nag ab ziyaara boo xamante ni doon nañ ko ci ñaanal. muy bés bu màgg ci ñun muy bés boo xam ne suñu waajur it moo ko di Serigne El Hadji Alpha Ka bu Alpha Alusay bu Alpha Yero 2005 la génn àddina ñu commencé ko defal ñaan 2006 boo ko xoolee mu ngi nekk année ren bi mooy 14e siyaare di ci ñaanal àddina bi yépp nag di ci ñaanal it réew mi yépp nag. ndaje mi nekkoon occasion ngir bàyyiloo xel ñi nga xam ne moo di autorité yi ci jafe-jafe yi nga xam ne gox boobu mu ngi koy jànkonteel te bokk ci commune bu Mbàkke Kajoor ci département bu Kébémer bu nu sukkandikoo nag ci Cheikh Ahmed Tidiane Ka di xalif bu curang li jëm ci wàllum ndox bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la curang di gën a jànkonteel. forage bi 2011 la ubbi ba mu ubbee 2011 ndox bi dafa bari calcaire ndox mi day dagg ay weñ pannement bi bari na ndox bi neexul fii ci curang bëgg nañ fi ndox bu neex moo kam day jógee Lac de Guiers wala day jógee Njengi Jaw wala dañuy ñëw xool fii place boo xam ne yaakaar nañu buñ fi gasee forage ñu am ndox bu neex ñu jàppale ñu gasal ñu forage bi ñu daal di ci mën a am dëkk yi wër yépp nag ñu daal di ci mën a amandoo. yoru naqari ngir dugg curang ak ñàkk bërëbu fajukaay bokk na tamit ci lii nga xam ne moom la waa dëkk bi di jooy. siyaare bi bu ñëwee fu neen la nit yi di jógee ñii seen oto yi day paan dañuy am problème ci yoon bi kon yoon boobu monsieur le président de la république Sénégal yow mi nga xam ne yow la yàlla teg ci bopp réew mi ñu ngi lay rek jàmbat suñu dul ci yoon boo xam ne day jóge Daaru Marnaan ñëw ba fii mu jóge fii dem ba Sagata dispensaire de fi manqué lool te population dafa bari lool bu ñu waree faju tey fi ñuy fajoo bu dee fii gën a jege 8 kilomètres la muy Mbàkke Kajoor. Cheikh Ahmed Tidiane Ka di xalif bu curang yaakaar ne seen tawat yi njiital réew mi dana ko dégg ñaanal na ko ngir mu am réussite ci 2e mandat bi ak jàmm sax ci biir Sénégal. Oumar Kayre Louga Walfadjri. Oumar Kayre ñu daal di dem nag ba biti réew daal di ci xooli ji dafa xew ñu ànd ci ak Mamadou Dieye. ci réew Mali nañu doore xibaaru biti réew yi wax nag si ñaari cong yi nga xamante ne mi ngi amoon ni ki altine bu wees mu nekkoon nag ay cong yi nga xamante ne dañoo jot ne ay jihadiste ñoo ko amaloon nag ci màkkaam militaire bu nekk ci xolub dëkk bi di Mali bilan bi nag jamono ji mu daal di yokk ba fanweer rek juróom-ñett yu ñu jàpp ne léegi ñoo génn àdduna yile xibaar nag mu tukkee ci Dayru Dembélé di jëruñ bu ñu dénk kaaraange yi réew ma mu xam ne woon ko sax ci ab télévision publique di fàttaliku ne nag ci semaine bu ñu génn gouvernement réewu Mali nag doon xam ne ci semaine bu wees lu toll si ñaar fukk ak juróomi soldat ñoom ñoo fa ñàkkoon seeni bakkan mu nekk sax ab cong boo xamante ne moo ëpp lu mu fàtt ci ay waay takk der ci dëkk boobee l'armée malienne bi nag ba tey di am ay jafe-jafe ngir jële fa ñu duppee les groupes islamistes nga xamante ne sax dafa ñeel Al-Qaïda wala sax Daesh bu sanc sa dëkk ba boobaak léegi yàgg na ngir nag daal di xeex dëkk yu nekk ci dendu Sahel.
réewu Tunisie ab doomu aadama nañu njott ne daf doon amal ay attentat suicide moom nag tax nañu daal di koy teg loxo ci guddib alxames jàpp àjjuma ñu def lu ni mel nag moom mooy service antiterroriste bu nekkee ci province réewu Tunisie di Mahdia bu ñu sukkandikoo ba tey ci jëruñ bu ñu dénk biir ak kaaraangay réew mi boobi la teg loxo nag mi ngi am ginnaaw ba waay takk dari daal di wàcce ci këram gu nekk ci gox bi di Aljaim ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu doon fësal nekkinam ci ab dëkk bu nekk ci dendub Tunisie ginnaaw bañ ko gësamee sax ci la moom waay tuuma bi daal di firndeel ne sax da doon waajal amal la ay attentat jëmale ko ci jumtukaay yi ñu duppee engin explosif télécommandé ba tey bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bu ñu dénk biir ak kaaraangay réew mi ginnaaw lu bët nag yu tukkee ci moom moomu ñuy tuumaal gis nañ ne dafa amal la ay demalanteeg dikkalanteeg yenn terroriste yu nekk ci ay réew yu bari ci réewu Irak foofee nag waaye takk dari ñoo daal di yëkkati ay sox jëmale ko nag ci ñu doon amal foofu ay doxu ñaxtu mu nekk nag mbir boo xamante ne mi ngi xewee ci xolub dëkk bi di Bagdad mu tombeek sax seen ñeenteelu bés bi nga xamante ne ñoom waaye doxu ñaxtu yi dañ ko doon amal lu toll ci fanweer ak ñetti doomu aadama daat ci ñàkk seen i bakkan bu ñu sukkandikoo ci ay taskatu xibaar yu nekk ci kër gii di AFP bu weesoo nag fanweer ak ñetti doomu aadama yu fa ñàkkee seen i bakkan lu toll tamit ci téeméeri doomu aadama jëlee nañ fa ay gaañu-gaañu ba tey bu ñu sukkandikoo ci yooyu la taskatu xibaar mu nekk nag ab mouvement boo xamante ne mi ngi juddoo ci réseaux sociaux yi seeni sàkkuteef moo di ñu wutal ndaw ñi ay xëy waaye itam daal di fiy jëlee bépp doomu aadama boo xamante ne dañoo jot ne day amal ay guerre ci dëkk boobu le ci réewu Ukraine ngir jeexal xibaaru biti réew yi wax nag ci ab avion boo xamante ne dañ ko doon amal ab atterrissage en urgence daal di fay sax jur ay jéeyo yu bëree bëri niki alxames su démb ci aéroport bu nekk ci Lviv nekk ci sawu jant dëkk boobu di Ukraine lu sorewut ak dara frontière bu dox ci digganteem ak Pologne bilan bu ñu mën a jàpp nag ñetti doomu aadama ñoom ñoo fa ñàkkee seen i bakkan yeneen ñett ñi nag daat fay jëlee ay gaañu-gaañu waaye tamit yeneen ñaar ñoo xamante ne jamono ji xamuñu si seen i mbir dara mu nekk ay xibaar yoo xamante ne mi ngi jibee si ñi ñu duppee les services d'urgence ukrainiens juróom-ñaari doomu aadama yooyu sax nekk ay membre yi nga xamante ne ñoom ñoo doon liggéeyee ci boobule avion ak benn nit boo xamante ne daf leen a gunge woon ci cargaison bi le ba tey it bu ñu sukkandikoo ci jëriñ bu ñu dénk wàllum infrastructure di Vladislav Krikli juróomi nit ñoom ñoo fa ñàkk seen i bakkan mu ko doon xam ne sax ci page Facebook am ne boobule atterrissage en urgence ñu ngi ko am ginnaaw ba ñu nemmeekoo ne roppalaan bi dafa amoon ay jafe-jafe carburant am mu nekkoon appareil boo xamante ne ñi ko moomoon moo di compagnie Ukraine Air Alliance bu bàyyeeko woon sax ci dëkkaan bi di Vigo nekk Espagne. tàggat yaram Cheikh Tidiane Gomis maa ngi lay nuyu. jërëjëf Fatmata Seye. ñu dem ci li nga xam te ni nag moom moo xew ci diggante génération foot ak Zamalek yu Égypte. waaw fu mu nekk nii nag lii di waa génération foot jël nañu ay avocat pour dem tribunal arbitral bu sport pour rek mu àtte leen seen diggante ak Zamalek ak waa ak CAF loolu nag ki ko xam ne ñoom nag jàpp nañ ne avocat wu génération foot yi ñoom nee nañ nag génération foot moo nekk ci dëgg dañuy def rek déglu kenn ci avocat yi muy maître Moussa Sarr bi ko sunu na Habib Demba Ba jotee ci téléphone. man am naa yàqin bu wóor ne CAF na jox dëgg génération foot parce que moom moo am dëgg lan moo xew dafa am ci CAF benn commission bu ñu tudd commission interclub commission boobu rek la CAF jox sañ-sañ ci mbiru Ligue des champions mu convoqué match donc génération foot bi muy jógee Sénégal commission interligue moo ko jox convocation ne ko da ngay football samedi 28 septembre à 20h ci Caire ñu yegg si Caire àllarba war a football samedi ñu toog ba àjjuma mu am koo xam ne CAF la bokk ñu koy woowee Anthony Bafoué nekk ci benn commission bu ñuy wax développement et football mu nekk koo xam ne bokkul ci commission interligue bi nga xam ne moo am sañ-sañ boobu bind benn xaatit yu nekk ko génération foot nekk ko seen match bi ngeen waroon football suba da ngeen dem football ko Alexandrie soo xam ne ñaar téeméeri kilomètres ak Caire génération foot diisoo si ak fédération sénégalaise de football ne loolu du ma ko def parce que minduwul ak yoon surtout que ci lettre boobu bataaxal bi Anthony Bafoué dafa ne dafa am problème mu kaaraange d'abord Anthony Bafoué moom bokkul ci commission interligue joxuñ ko sañ-sañ interligue jox ko sañ-sañ pour mu bind ñaar mbiru kaaraange boobu ñu wax Caire amul ndax le 26 septembre championnat am na Caire le 26 bi nga xam ne ci la génération foot waroon football 20h mooy ci juróom-ñetti waxtu ci guddi am nañ ci bëccëg bi ñaari match championnat yi fa am donc ñu wane ne loolu yëpp ay tappale la xam nga boo ne kaaraange amul da ngay indi firnde bi doo ko junj rek du looy xam njortu rek ñàkk kaaraange kenn du ko njortu rek da ngay indi firnde bi par des rapports établis yoo xam ne ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu mooy waa état Égypte
ñoo ko war a def su nekkoon ne kaaraange amul foofu kon ñaari match championnat bi dafa am le 28 le 26 du am match muy wane loolu yëpp ay toppale la woon ay ndigg fërëxal yu Anthony Bafoué ak club Zamalek defoon pour jéem a noot Génération Foot alhamdulilah am nañ fulla gu mu sëkk bañ la ñu war a bañ fañ ko war a bañ te yóbbu wax ji aussi fañ ko war a yóbbu. kon nag mu ngi noonu dégg nga maître Moussa Sarr naka maanaam dem fële ca tribunal des sports pour ñu jox leen dëgg. ñu dem ca Sikicoor wax nag ci waa Casa Sport la nga xam te ni fas nañ ko yéene daal di liggéey. waaw dëgg la foofu sa Sikicoor fu mu nekk nii commune bi ngay jàppale yenn ASC yi jàpp nañ ci ne ci week-end bi rek. juróom-ñetti ASC yu nekk ca Kajalang moom la ki nga xam ne moom mooy Seydou Sané nekk président Casa nekk tamit premier adjoint au maire demoon yóbbul leen maanaam ay jàppale ak ay ndàmpaay jàppale jox leen subvention bu am bu takku ba tax na foofu nag ñoom nag liñ ci bëgg rek mooy ñu mën a maanaam génn ci ay Sadio Mané génn ci ay joueurs. loolu lañ ci jublu ñu déglu Seydou Sané ci micro Amadou lu jéemee. te équipe bu ñuy wax Casa Sport bëgg am ay talent te talent yooyu xam naa ni am na fii am na Casamance parce que équipe Sénégal nationale boo jël muy U17 U20 U23 équipe locale bëre na fa ay xale yi nga xam ne Casamance la ñu jóge mais xale yooyu dañuy rëcc souvent parce que mënuñu leen jël parce que amuñu cadre bu leen di jël mais aussi accompagner wuñu leen mais lii tey malgré amuñu ay dàll malgré amuñu condition yu baax xale yaa ngi góorgóorlu fu ne di qualifier di gagner ren ñun ñoo gagné nawetaan na phase nationale boo jëlee tamit ligue régionale yi Ziguinchor moo joué finale contre Thiès pour daal football am na fi doole parce que boo demee ci dëkk am na gox bu nga xam ne moom mooy regorger ay athlètes boo demee Brésil y a ay région bu nga xam ne foofu la ñuy jëlee joueurs boo demee Sénégal c'est la Casamance foofu la ñuy jëlee joueurs moo tax tey ñun war nañ leen jàppale pour que mu am yeneen Sadio Mané mu am ñeneen Krépin Diatta parce que musul xalaat un jour ki gën a aay àddina wala ki bokk si ñi gën a aay àddina mën na jóge Bambali mais donc loolu bu amee gëm naa ni fii tamit muy Kandiala fii bala ñaari at di nga dëgg joueur bi nga xam ne tamit jaar na Casa Sport jaar na équipe nationale nekk na professionnel ba ñëwaat encore Kandiala sargal waa Kandiala parce que gis ngeen Sadio Mané lu mu nekk di def si dëkkam te loolu la ñu bëgg parce que lépp mënuñu ko xaar si état bi tey bu ñu amee ñetti professionnel ñi nga xam ne encadré nañ leen moo tax moo war a gërëm ñu yore mouvement nawetaan parce que mouvement nawetaan encadrement la première école ku jaar ñu bëri ñoom Henri Camara yëpp nawetaan la ñu jaaroon di egg fu mu toll nii joueurs yi gën a fort Sénégal nawetaan la ñu jaar donc war nañ jàppale mouvement nawetaan jàppale mouvement associatif le championnat populaire pour que xale yëpp ñi nga xam ne tey loolu la ñu bëgg muy football yàlla jàppale leen ñu mën a dem ba gën a sori. waaw mu ngoog loolu daal moom mooy tëj li nga xam ne moom mooy xibaaru tàggat yaram bi. ñi lay jaajëfal bu baax a baax di la retrouver incha allah suba ñu daal di jaar noonu dem ci ponk mujj bi ci xibaar li ci yéen kaay yi ku ñu koy faram-fàcceel di Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm ci lu ñeel doxalinu assemblée nationale Walf Quotidien bile assemblée nationale mu ngi ci tànk faagaagal Ousmane Sonko ci wàllu politique yéen cabinet ba ca jiitu assemblée nationale fas yéene indi coppite ci charte ya ko tënk maanaam yeesalaat règlement intérieur bu assemblée nationale ba ko ñaareel assemblée nationale fas yéene soobu ci plénière ngir càmbar rapport gi tukkee ci commission d'enquête parlementaire mi doon gëstu coowal juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yu Ousmane Sonko tuumal Mamadou Mamour Diallo ne def ko luubal Walf Quotidien ba ko ñetteel te doon lu mun a sànk Ousmane Sonko ci géew politique bi bokk na ci ëllëg Mamadou Mamour Diallo mun naa kalaame ci yoon Ousmane Sonko te procureur mun naa sàkku ñu dindi mbalaanu kirlaayu Ousmane Sonko ci assemblée nationale ba yoon mun ko atte Walf Quotidien yi la mbir yëpp daanaka lu assemblée nationale di togg ci waxtu wile bu ñoree du doon ngénneel ci ëllëgu Ousmane Sonko mu ñeel géew politique bi la turbine des ci géew politique bi xëy ci amal njàngat gu yaatu ne ni politiku Sénégal di doxee rafetul benn yoon ne ñaaw na lool yéene cabinet ci géew politiku Sénégal bi lee wóor am na ci wax loo xamante ne gëmoo ko am na ci waxante lu ñaaw am na ci xaxaranteeg tuumalante am na ci wax waxeet gi ci am
am wax noppi ba ci transhumance mi ci fës lool yéenekaay bi gis ne waxtu wa jot na ngir ñu indi coppite ci géopolitique u Sénégal ci biir yéenekaay bi di Direct Info ñu dem fekki kuréel gi boot ay libéralu Afrique njiit ma di Ousmane Ben Fana Traoré bu Mali jot naa rafetlu jubóo gi dox ci diggante maître Abdoulaye Wade njiitu réew mi Macky Sall réseau libéral africain gis ne jubóo gi ni mel mun naa doon yokkute ci Afrique moom Ousmane Ben Fana Traoré daal di sàkku ci yeneen réew yi ngir ñu xool ci Sénégal roy ci li ni mel roy ci bile jubóo yéenekaay bi di L'As xëy di ñu dégtal beneen jubóo gu am te dox ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Moustapha Diakhaté yéenekaay bi ne réeroo amul ñàkk waxtaan a am kasooke waxtaan ga di première dame Marième Faye Sall moo leen jubóole ba Moustapha Diakhaté ak njiitu réew mi Macky Sall joxante loxo jàmm ne ñooy yéenekaay bi di 24 heures ne jàmm am ci géopolitique bi doon na lu yitteel lool kii di Thierno Lo di PCA bu TER ay kàddoom ci biir yéenekaay bi moom Thierno Lo mi gis ne jàmm jeeg jubóo ji war nañ ko lawal fépp ne bu sañoon ñañu tëj ci kaso bi la ko dalee atum 2012 ba tey ñu amnistie leen su ko defee dina mun a jur yokkute ci réew mi quotidien di ñu xibaar ne dootul yàgg Karim Wade mën ne ca Doha dina ñibbisi ci réewam ndax tàmbale naa waajal ay walisam gannaaw déggoo gi dox yàggut ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak maître Abdoulaye Wade yéenekaay bi ne Karim Wade moomee daanaka nganam ca Doha léegi mu jeex te bu yegsee fii ci Sénégal njiitu réew mi Macky Sall noppi na ngir jox ko cër gu yaatu maanaam dàqul ba def ko vice président yéenekaay bi di Le Quotidien xëy dikkaat ci wàllu IPRES ak coppite gañ fa indi bees ak kañ fa fal bees di Amadou Lamine Dieng moo digiroo njiital CNTS ne àndul ci doxalinu njiitu réew mi Macky Sall na warta tànn ka war a jiite IPRES ne tànneef buy am sañ-sañu conseil d'administration bu IPRES fa la war a jógee CNTS ne jot na njiitu réew mi Macky Sall dakkal décret gi ni mel yéenekaay bi di L'Observateur xëy na amal taxaw seetlu ci DER bi maanaam délégation générale à l'entrepreneuriat rapide jëm ci jàppale askan wi ci wàllu financement waaye jafe-jafe am na ca nam ko doxalee rawatina politique gamu jiital ca ñamu taamu ngir jox leen financement L'Observateur ne doxalin gi ni mel doon lu jural DER bi jafe-jafe ndax koppar gam ca leble woon jafe na lool mu mun ko dabu ci waxtu wile Mouhamed Dia di expert financier ci wàllu banque ne fu DER yegg si tey ak jafe-jafe mbettu ko benn yoon ndax xamoon na ne dina laaj ndax na mu doxalee ci financement yi ni mel moo dëppawul ak yoon Vox Populi ne musiba am na ci gox yu bëri ci guddik àllarba ji ñu weesu jàpp alxamis gannaaw taw ak ngelaw gu bëri ga mu àndal ba jur loraange ca diwaanu Thiès ak Ndakaaru yéenekaay bi ne ca la soxna si di Penda Sissoko toll ci fanweeri at ak juróom-ñeent ca la faatoo ay garab daanu ci Ndakaaru ba ci ay panneau publicitaire yéenekaay bi di Dakar Times xëy ko déggal ne bu ñu sukkandikoo ci waa météo xam na ne ci weeru octobre gi ñu ne mun nañoo séentu yeneen taw yu ànd ak ngelaw yéenekaay bi di L'Évidence ne jafe-jafe gi Kër Momar Sarr di dund doolu metti lool Moussa Cheikh Samba Sow ci conseil économique et social et environnemental mu gis ne Kër Momar Sarr ma fa ndox ma di jóge waaye ndox amuñu ko te moo ne dañooy nandal capitalu Sénégal di Ndakaaru Moussa Cheikh Samba Sow gis ne li ni mel dëppawul ak yoon tax Moussa ku ci njiital SDE ak SONES ngir ñu taxawu askanu Kër Momar Sarr yéen cabinet moom Moussa Cheikh Samba Sow jot naa taxawu askan wa yeewoo ca Kër Momar Sarr ndax jox na leen ndimbal gu toll ci ñaar fukki machine ak juróom jox leen lu tolloog juróom fukki tonnu ciment ak juróom jox leen lu tolloog juróom benn fukki panneau solaire ak juróom benn ngir taxawu askanu Kër Momar Sarr ca coono gañuy dund yéene cabinet Stades xëy di ñu dégtal Habib Diallo ma ñu ne ndax du faxas kii di Mbaye Niang ci attaque bi yéene cabinet ñu bari di xaar jalooreem ci match gi war a dox ci diggante Sénégal ak Brésil ci fukki fan ci weeru octobre gi ñu ne yéene cabinet Habib Diallo mile doon na ku fes lool doon na ku xereñ lool ci Ligue 1 française Ama Baldé xereñul ci bëre te ab tapet la du samay kàddu Mbaye Ndewane mi tàggat Tapha Tine moo ni waxee ci biir yéene cabinet suñu lamb Mbaye Ndewane ne ñépp xam nañ ne Ama Baldé mile ñemewul Tapha Tine Mbaye Ndewane yokku ca ne Ama Baldé am na mbooloo lool waaye fit la amul